waaw ñu ngi fii nga xamante ni fi leen fekk général Malika fu muy entraîné ay techniques yu doy waar ñoo leen image yi nga xamante ni moom ngeen di xool pour général nga gis lu muy liggéey bi intense pour yokk xam-xamam si làmb jaajëf. comme ni ñu ko waxee émission gëstu mbër mi ni ñu koy defee chaque jour tey ñoo comme ni nga ko waxee sànq ñoo ñu fekk fi nga xamante ne mooy général Malika fu muy entraîné pour yokk xam-xamam si lamb ñi ngi taxaw ak ki nga xamante ni mooy ci bi coach yi nga xamante ni ñooy gérer Malika fii nga xamante ni mooy fi muy entraîné dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk yi sant seen TV ak képp ku dund lamb ak képp ku bëgg li nga xamante ni mooy fii nga ñëw di fi entraîné yokk sa xam-xam si lamb ñoom tey ñu jël général Malika pour tàggat ko kon tey dañu ñëw sur place si point E di waxtaan ak ñoom ku si mel ni mi ngi nii taxaw dama koy laaj turam mu présenté wu wax Sénégal yi nga xamante ni tey ñoom la ñu ñëw pour imposer Sénégalais yi muy justement lutte avec frappe lutte simple lépp si la bokk kon dañuy ñëw bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xamante ni ñu ngi lay sant si biir Saint-Louis TV tur bi c'est comment. man ñu ngi ma xamee si turu coach Azou salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk si turam ak santam di leen dalal yéen ñu fi ñëw tey jii ànd seeg général Malika mi entraîné na fii nii si ñun justement si wàllum sport de combat parce que bon ñun dañu bëgg a yaatal affaire bi parce que bon bëre bi mu ngi Sénégal mais ñun ñu ngi séntu leneen lu dul bëre bi waaw voilà. waaw tey ñoo fekk la fi nga nekk fii mi ngi tudd ba sa domaine la yaa ngi point E mais salle bi nan la tudd. alors fii salle bi Peps Boxing Club la tudd. Peps Boxing Club ñu ngi yëngu si wàllum boxe anglaise man maay coach boxe anglaise bi fii am nañ tamit full contact kickboxing donc lépp lu jëm si wàllum sport de combat moom lañ bëgg a développer fii nii waaw. tey nga ñu gis la nga jël général Malika mu ñëw nga koy tàggat tey gis nga ki nga xamante ne mooy général Malika li muy liggéey si biir làmb dafa am loo ko bëgg a yokk wala da nga bëgg a wane sa bopp pour mbër yi xam-xam da nga koy wut autant que am xam na ñu ngi liggéey Sénégal di bëree muy li dafay frappe ak sans frappe tey nga jël général Malika ban xam-xam nga ko mën a yokk ba mu mën a am deux boo xamante ni si làmb ji bu ñëwee dina mën a wane loolu. en tout cas waaw man dama jàpp ne sport bi warul yem si Sénégal kese parce que Sénégal am nañ ay sportifs yu mag de haut niveau comme justement suñ jëlee exemple général de Malika nga xamante ne moom mu ngi wane boppam si wàllum làmb yaakaar naa ne
mën nañ ko ràññee au niveau international. loolu moo waral nag ñu ne pourquoi pas ñu commencer liggéey ak moom si wàllum xeex bi pour lancer wu si sport de combat yi genre mën nañ joxe exemple comme MMA liggéey bu baax avant ñuy lancer wu si loolu parce que dama jàpp ne lépp loo xamante ne yaa ngi si yëngu wala nga war see dugg il faut nga am si ay armes munoo tëb nii rek dugg si MMA wala dugg si beneen sport de combat sans pour autant pratiquer ko. voilà loolu la waral li waaw loolu am na solo. parce que tey SeneNews ñëw la seet si SeneNews TV di def liggéey bu jéggi bu mucc ayib parce que ñun lii lañ soxla di innover xool li nga xamante ni nit ñi duñ ko gis ñu leen koy wan te la nga wax si biir SeneNews TV. waaw maa ngi gërëm waa SeneNews TV ñoom ñi fi ñëw tey ñu ngi leen di dalal bon maa ngi leen di remercier pour déplacement bi voilà coach Azou ñun ñu ngi fii képp ku bëgg a ñëw entraîner fii nii Peps Boxing Club mën nga ñëw nous on est ouvert à tout le monde vraiment képp ku bëgg a jàng si wàllum xeex mën nga ñëw fii te ñu ngi ni di liggéey tamit ak benn double champion du monde de boxe thaïlandaise bu tudd Mohamed Swan moom tamit dañuy liggéey ensemble pour justement essayer jàngal xeex bi mbër yàgg wala képp koo xamante ne intéressé na ko pour mu jàng xeex voilà merci. comme ni ñu koy waxee tey fekk nañ général Malika muy entraîné fi nga xamante ni mooy salle bi ñu ko fekk mu am solo loolu mi ngi dund nag si làmb loo xamante ni lu am solo la parce que mbër day nekk si benn dynamique boo xamante ni fa bëgg am li nga xamante ni mooy dayoo si làmb mooy yokkute tey nag gis nañ ko mu bàyyi suuf si bàyyi géej gi ñëw fi nga xamante ni mooy salle bi nga xamante ni mu lay jàngee li ñuy wax MMA am na benn coach boo xamante ne mi ngi nii Mouhamed ñu waxtaan ak moom tuuti laaj ko pour lan la ma waral mu ñëw Sénégal pour imposer li nga xamante ne mooy jàng li nga xam mooy MMA ak yeneen xeetu xeex Mohamed comment tu vas, ça marche bien? Salam alaikum, oui ça va très bien, merci hein. Merci, ça va très bien. Donc en fait ouais voilà, moi j'ai été boxeur professionnel en France. J'ai boxé dans pas mal de pays, tout ça et tout, où j'ai représenté bien sûr le Sénégal. Et aujourd'hui je suis en collaboration avec le club, le Peps Boxing Club qui est tout récent. Et voilà, donc on développe les arts martiaux et justement la boxe thaï, le MMA. Et moi en fait c'est un plaisir de venir ici faire partager mon savoir-faire avec des champions comme le général de Malika, tout ça et tout. Et voilà, montrer toutes mes techniques parce que voilà, je sais qu'il y a un avenir même ici dans le sport pied-point et surtout avec des champions comme le général Malika d'essayer de développer ça, apporter, faire partager mes techniques. Partager pour que justement eux aussi voilà, qui rentrent dans le milieu parce qu'ils sont déjà dans le milieu des sports de combat, dans la lutte, mais c'est vrai qu'avec pas mal de techniques ils pourraient aller plus loin, voir autre chose, même dans le MMA, faire quelque chose et il y a un avenir, donc c'est avec plaisir qu'on vient ici partager notre savoir-faire voilà, avec ce club, le Peps Boxing Club, qui est en plein développement, en pleine croissance. Et il y a un bel avenir, donc c'est un honneur aussi pour moi en tant que Sénégalais d'avoir gagné des ceintures, tout ça et tout, et de venir aussi aujourd'hui partager mon savoir-faire ici. Merci déjà à la chaîne TV qui est venue aujourd'hui nous faire cet honneur de nous filmer, tout ça et tout, de nous écouter, d'écouter de ce qu'on a à dire. Et une grosse force aux Sénégalais, aux lutteurs, au général, un grand remerciement au général Malika qui est ici, au Peps Boxing Club. Et voilà, de belles choses à venir, Inch'Allah, dans la suite. Général, ñu ngi lay ziar di la bëggee tey jii am na loo xamante ni ñu ngi ñëw waxtaan ak sa coach mu am lu am solo lu mu wax tey jii ñu fekk la fi nga xamante ni mooy fi ngay tërëngee mais tey na nga gisee li nga xamante ni yaa ngi ko gis mu yokk sa xam si làmb comme ni nga ko waxee MMA bi nga xamante ni gars yi ñu ngi koy def et puis gis naa ay prises yoo xamante ni war nga xam ne si làmb yi nga xamante ni moom ngay pratiquer ici au Sénégal tey boo doon wax mbokk internet yi ñu sant SeneNews TV ak coach bi nga xamante ni mooy Mouhamed ñëw wan la technique yi nga xamante ni moom ngay def pour xeex bi nga xamante ni moo la mën a avancer loo si lii ak li nga xamante ni mooy international tey lan ngay wax ak ban mbégte nga am. waaw
avant tout rek di sant yàlla ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm sunuy waajur di nuyu waa Malika yëmbal benn baraag waa Boune waa Kër Massar waa Alou Ba Ñaax waa Montagne waa Mbëbës avant tout di nuyu waa club bi Pepsin club di nuyu suñu coach Azou en même temps di nuyu suñu coach Mohamed champion du monde ndax vraiment lii yombul soo gisee salle bi nii ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw indi seen xam-xam di ko partager ak ñun yombul di wax rek lu dul am nañ contentement ci lii ndax ku yokkul rek yaa wàññi te man pour man boo xasee ba ne sportif nga rek ne lutteur nga pour man da nga war a complet ci côté bépp surtout moment bi nga xamante ne tous les lutteurs ko ci dëkk mi ko war a mu ne maa ngi bëgg a def MMA mais MMA bi ñu bëgg a def est-ce que xam nañ lan mooy MMA boxe bi ñu bëgg a dugg boxe taille est-ce que xam nañ mooy lan. avant tout nit ki ak lu mën a xew balaa nga ciy dugg war nga koo pratiquer war nga koo jàng war nga xam lii mooy lan te ñu bëri dañ ciy séentu xaalis bi rek pour man xaalis bi am na lu ko ëpp valeur war nañoo mën a ñëw Sénégal jël ay sénégalais yóbbu leen ñu war a représenter drapeau Sénégal bu ñu demee kat war nañoo wane loo xamante ne képp kuy sénégalais boo leen gisee di nga ci bëgg même bu ñu fa jëlewul ndam sax mais nañ xam ni lii ñuy def nag ñoom pratiquer nañ ko mais comme tey ñu jékki-jékki jël fi ay lutteurs wala ñu jël ay mbër yóbbu leen ñu dem xeex te wóor na leen ni ñii di xeex li ñuy def maîtriser wuñu ko pour man ngën di erreur a ngi noonu ngën di risque mu ngi noonu pour man ku ci nekk balaa ngaa mën a dugg ci dara war nga koo mën a saytu man nag damay sant yàlla li tax may sant yàlla mooy ba ma yàlla suñu borom defee mbër ma bëgg tamit yokk suma xam-xam ci li nga xamante ne mooy wàllu xeex ci boxu taay ci MMA ci lépp mais maa ngi ciy sant yàlla ndax yàlla boole na ma ak ay coach yu baax yoo xamante ne ñàkkuñu dara ku ci mel ni Mohamed lépp lu ñuy wax ci boxe taille MMA yàlla def na ko ci moom vraiment nga ñëw ci Azou wàllu boxe anglaise lépp mu ngi ci moom vraiment kon dañ ciy sant yàlla di wax ubbi nañ suñuy porte képp kuy lutteur wala képp ki nga xamante ne bëgg nañoo fekk si ci liggéey bi nii ñun tëjaluñ kenn suñuy porte mais daal bëgg naa tamit képp ki nga xamante ne mbër nga génn daan damaa bëgg combat MMA war nga mën a dem jàngi xeex ba pare soo ko mën a dugg ci loolu noonu quoi pour man voilà. en général tey li ma dégg sa wax. tey sa xam-xam bi nga xam moom déjà mi ngi si yow ba pare ma loolu nekk na si yow don la mais tey jii comme Mouhamed ak le Azou tey yan xam-xam lan la yokk moment bi ñu toll nii parce que li yàlla may ba pare da nga koy mën mais li nga xamante ni mën a góob nga koy jàng tey ñoom ñii lan la apporter moment bi ñu toll nii. waaw liñ ma apporter moom bëri na vraiment xëy na tey sax da ngaa ñëw fekk ñuy jël ay technique mais dañu daan taxaloo fii gant ba damay yaakaar ne man musuma entraînement. ndax domaine bu ci nekk dafa am base tey boo ñëwee ci làmb nit mënumaa contact loo ba ma sonn nit mënumaa bëreloo pour man ba ma sonn mais fii dañ may takkaloo gant di ma sotoloo wala di ma defaloo ay atelier yoo xamante ne dama naan man est-ce que doon naa entraînement kon tey jii nii jàng bi nga xamante ne ñu ngi koy jàng fii pour man njëriñ la ci ñun ndax li nga mën mooy li nga wax rek mën nga ko ba pare mais nga ñëw fii ñu wan la ni ñuy fermer garde moment bi nga war a dóor coup de zone yi nga xamante ne gars yi daawuñu ko pratiquer pour nga gis mbër muy sànni tànk c'est très rare dañ la koy jàngal wan la moment bi nga war a dóoree kento lii yëpp loxo yi conc yi lépp ay dóor comprendre nga kon tey jii nii man li ñuy def ci man maanaam rëy na rëy goo xamante ne aw ma seen fay ndax xam-xam nee nañ kenn ki jëkkati ci xam-xamam benn def ko ci yow rek vraiment amoo fayam ndax xam-xam am na ñoo xam ne balaa ñu ko am dañ cee daj lu nekk te yàlla dimbali nañu lu ñu waroon li nga xamante ne dañ doon ñaan yàlla am visa dem voyage pour jàngi ko Europe yàlla defal nañu mu yomb fii Sénégal ndax ñii lépp luy talent ñu ngi ci ñoom kon gëm naa ne buñ concentré woo ci ñoom duñu faale kii dagg bi dem Europe pour entraîner ji macha allah waaw. waaw macha allah loolu am na solo général loolu comme ni nga ko waxee rek laaj naa ko léegi moo xam ne nee naa ko pour mbëri yi nekk Sénégal yëpp tey jii war nañu mën a ñëw wane seen bopp si lii parce que tey MMA te jàngool MMA boo demee tamit aussi tu auras des problèmes waaw léegi nag tey comme ni nga ko waxee ñu ngi lancé appel pour mbër yëpp yi nga xamante ne ñi ngi Sénégal ñëw Mouhamed mi ngi nii toog il est là ak Azou aussi mi ngi fi toog kon ñu ngi wax lancé appel kon mbër yi ñëw leen jàng ci xam-xam te daanaka presque ñu ngi si fin bi mais général avant may jeexal du ma la laaj te du ma dem te laajuma la général fan la toll ndax général ba mu bëre ki nga xamante ni mooy Fils de Balla ba léegi def naa amatoo combat mais général est-ce que promoteur ñi ngi lay contacter may li ma la gisee nii est-ce que gars yi daal la ñemee général parce que li nga wane nii gars yi lay daw de. waaw
gars yi instant bi nii est-ce que bokkuma ci mbër yi ñu gën a ñeme fi mu toll nii waaw instant bi daal boo bëggee dégg dëgg gars yi promoteurs yi ñu ngi may contacter bu baax a baax a baax a baax mais nag damay faral di wax ni ñun ñu xëy dugg ci làmb ñafe nañ suñu live jaar nañ fi ñu war a jaar ba yàlla suñu borom duñu suturaal ñu jóge nag ci làmb bu bëri woon coow ku fa ñëw ci làmb ja gis nga nu mu demee ma ciy sant yàlla nag bu baax di wax ni gars yi ñu ngi may contacter mais combat laa bëgg boo xamante ne bu saf-saf bëgguma combat boo xam ne damay ñëw ñu ne non Zé kii moo ko mën wala Zé nangam comme li ma xam rek dama bëgg ñu jox ma adversaire de taille ma ñëw wane suma bopp vraiment loolu laa bëgg. dañuy revenir sa combat ki nga xamante mooy Fils de Balla ñëpp dañ ni Fils de Balla général Malika da koy daan yow nga ñëw aussi leen xew ci mais Fils de Balla da nga ko xeeboon wala da nga jàppoon ne confiance bu ëpp moo la daan lamb jooju lan moo tax nga ñàkk ko est-ce que mën nga si revenir. waaw man nag pour man li tax ma ñàkk ko mooy ndogalu suñu borom mais wallahi azim Fils de Balla cër bi ma ko jox gëj naa koo jox adversaire ci côté bépp ci côté préparation ci côté biir làmb ji man li ma daan def ba ma ñëwee ci làmb ji loolu lañ ma doon def ma calmé ndax ñëpp dañ ne ma yaa mën yaa ëpp doole comprendre nga ñu ñëw dugg ci làmb ji mu doonoon làmb ji bëri coow dañ may fekk sama cumukaay indi coow may calmer suma gars yi ne leen làmb ji tey laaju lu dul dal leneen lu ma def lu dul dal rek dañ naan Zé dafa ñëw ak accès de confiance wala Zé dafa ñëw manqué de respect adversaire am comprendre nga dal nañ ci làmb ji teewul nag def nañ li ñu war a def yëngal nañ ñëw ba jour ji ci combat ku nekk nag da nga am stratégie combat da ngay ñëw sa làmb di damyee pour naxanteeg sa adversaire maag Fils de Balla dañ doon naxante far yàlla dogal li ma ko bëggoon def mu njëkk ma koo def man dama ne damay fermer sama garde mépp ñu yaakaar ni damay xeex mais man bëre laa bëggoon xaw ma ndax bàyyi ngeen xel li ma wax ba ma méebee moom moo sànni ku daw songu ba ma songee ma kor ko di ko dóor ay uppercut pour mu siggi ma mën a jàpp waaw mais fi ma jàppoon yaakaar ni jàpp naa ndekete benn sengoor la bu mu takkoon ci kawam léegi nag moment bi may dóor uppercut comme yàlla dafa dogal man gauche la te damay dóor ak force bu may dóor uppercut tombé mu may fàqat ba ma fàqatee ma romb daw rëpp mu def ma wër ma nomb ma def kaat ak ma def ma rëpp ci biir wër nomba bi mu yàgg fa lool ndax tey jii nii pour man su ma préparé wul woon suma combat wala su ma ko xeeboon am na foo xam ne bu ma fa yeggee làmb ji jeex na mais boo xoolee làmb ji diire nañ ci moment bi ma wëree nomba presque lu yàgg loo xamante ne moom mënul am site ba tey jii nii site bi nga xamante ne moom la ñuy wax jox nañ ko victoire yàlla na ko jig mais damaa xamul 4 appuis laa def wala sama fes moo laal ndax bu fekkee 4 appuis laa def man gisuma fa 4 appuis mais nag làmb la bu jeexee jeex na loolu passé nañ ko am na ci ndam li ma bëggoon def ñàkkul ni moom la ma def manqué respect wu ma ko ñàkku ma koo jox cër coono yi ma daj ci làmb ji gëj naa koo daj ci coono imaginel punkal buy préparer làmb dem ba yor benn poids bi yor benn état bi ñuy ñëwaat di ko wàññiloo waata poids am te ku ne xam na ne yokk poids moo gën a yomb ko wàññi poids dafa laaj coono boo xamante ne foo ko natt weesu na ko pour nga gis ci sport gis ci kuy maintenir 3 séances yoo xamante ne chaque jour physique contact matin soir loolu kuñ ko teg ak poids boo mënti yor boo ñëwee sa poids dina wàññeeku comprendre nga ma ñëw wàññi poids mu xaw ma empêché côté tuuti ci suma làmb mais nag xëy na loolu wunul woon ñàkk la ndax xëy na bëgg sa réew ak bëgg sa équipe moo tax mu demee noonu ndax ku ne xam na ne équipe nationale yombul am ñoom bëri nañ ba dégg roi des arènes wala bëri nañ ba yegg au sommet mosuñoo jaar équipe nationale mosuñu leen faa convoqué bu yàlla dogee ñu convoqué ñu te bañ ma convoqué tamit warul woon am sax discuter dañoo waroon ñëw rek ne général mooy dem ndax li tax général mooy dem man maa porté titre chef de l'état 2 ans di ko jël sama catégorie 120 kilos bi 2 ans yoo xamante ne chaque année man maa koy jël sama catégorie kon tey bu sebe yaawoo jotee dañoo waroon ñëw rek ne général mooy dem mais nag ñëw nañ fa compétir préparer def li ñu war a def ma dem bëre ji arène daanu ma ñëwaat tamit convoqué wuñu ma mu doon loo xamante ne xëy na lu mënul woon ñaax la mais nag sant naa ci yàlla bu baax a baax daal mais erreur la làmb jooju képp kuy suma supporter baalu du ma ko baal ndax fi làmb ji tolloon mais maa ngi leen koy jéggalu di leen xamal ni bor bi ma leen amal dinaa leen ko fay ci bu gaaw a gaaw ndax maa ngi gis message yi maa ngi gis yéene yi maa ngi gis gars yi wax ji ak seen tolluwaay ci man mais nag luñ ma yéenal benn rek yéene naa leen fukk ndax xam naa fi ñu toll ci man quoi di ñaan rek yàlla suturaal ñu lu ci kanam rawuli bët. waaw macha allah am na solo foofu la ñuy tëjee
interview bi di wax ni macha allah promoteurs yi ñoom xam nañu koo war a bëreel te fu ñu toll nii xam naa sa adversaire bi nga mat def naa ni dina am ay sérieux problème comme ni ma koy waxee chaque jour parce que mbër moo lay daan def la mbër. waaw kon nag yow ñëpp xam na ni champion nga ñëpp xam na ni yaa ngi def say pas si làmb te incha allah rabbi li am défaite bi nga xamante ni moom moo la dal war nga ko mën am feneen fay ko supporters yi mbër nag noonu lay def ñu bëri mbër moo lay def mbër. waaw kon nag noonu la mais c'est un message looy wax parce que làmb gis nga fu mu toll jamono ju ñu toll nii bëri na coow waaye nag lépp rek yéen mbëri yéen a ko mën a defar yéen a mën wax seen supporter si non violence bi wax si esat gis nga tey ku mel ne Luis Ndiago gis ñu ko ajee 3 ans xam nga yooyu supporter bu ne war na ko bàyyi xel léegi fu ñu tëjee foofu la non violence bi ak xale yi yàq si esat yéen ñi xam ne yéen mbëri yéen a mën a canaliser looy wax ñu tëjee foofu. waaw surtout avant tout rek di jégaluwaat di baaluwaat ñëpp àq te xamal ni li nga bokk ak liñ la boole du benn dañ daan dem stade Demba Diop ñu ñuy xatal des fois nga bëgg journée dem ba dernier moment ñu ne match dafay am mu doonoon lu metti dëkk bi yëpp àdduna yëpp di kaas naan mbëri dañoo war am stade dañoo war am stade ba yàlla dogal ñu tabaxal ñu suñu arène nationale bañ ko tabaxee nag ku ne gis na niñ ko tabaxee macha allah ñëpp kontaan ci mais dafa am loo xamante ne pour man du bëgg sa réew ndax lu toll ni arène nationale duñ ko tabaxal mbër bu ci nekk war cee gis sa bopp ñu daan sa mbër nga dagg saisi yi sànni kenn rafetlu ko vraiment mais nag nit ku ci nekk li lay topp mënoo ràññale lépp ndax tey jii man ñi ma bëgg ñëpp mënu maa taxaw ne ñii ñoo ma bëgg am na ñoo xam ne ñu ngi xeex ndax man te yëguma ko waaw kii xeex ndax yow ci àll bi ba mën cee gaañu wala ba mën cee gaañante te yëgoo ko kooku est-ce que am nga fayam yow mbër mi kii xeex nag ci àll bi ndax yow kooku mooy ñëw stade ñëw seetaan si la am ci yow yéene kooku la ñuy daan xoolam metti mu jooy xamuñu Sénégal bëgg nañ sport mais xamuñu sport xaw ma nag ndax nit ñaa ngi ciy bàyyi xel ñu dañ koo bëgg mais xamuñu ko ndax sport lii moo fi am défaite ak victoire ak match nul ñett yooyu mënoo ko cee génnee booy jóge sa kër nag di dem da ngay boole yëpp nag da ngay boole défaite victoire match nul mais sa gëm-gëm toujours victoire lay doon ñàkkul ne nag ku am victoire du yàq ku yàq rek dafa am défaite mais tey jii neexul ci xol ñu gis ñu yàq siège yi mais yooyu yëpp pour man du problème mu mbër yi nit ñi ñoo war a xoolaat seen comportement ndax nit ki balaa ñu laa yar war nga mën a yar sa bopp pour man ndax nit ku ci nekk yaa mën a yar sa bopp luñ la yar bu amee lu nekk ci yow boo génnee tamit danga koy wane pour man di ñaawlu tamit liñ teg Liss Ndiago ndax Liss Ndiago mënul nekk xale doon avenir làmb am ci moom yaakaar ñu xëy problème am te du Liss Ndiago kase am na yeneen mbër yu ko defoon man dégguma ñu sanctionné fi benn mbër wala ñu aj fi benn mbër 3 ans ñu xëy ne Liss Ndiago téye nañu reliquat am en même temps aj nañ ko 3 ans loolu kenn rafetlu ko dafa am décision yoo xam ne balaa ñu koo jël war nañ koo bind nekkat mbër mu fi ñëw ba say supporters yàq lii mais nit def dara rek nga ñëw sanctionné ko loolu mooy ci ban sport la am di wax ni suñu papa Bira Sène ñun dañ leen a yaakaar dénk leen làmb ci kon na ngeen ñuy bàyyi xel ñun ndaw ñi ndax li am ci combat Liss Ndiago ñaaxul ni am na ci yeneen combat yu mag est-ce que mbër yu mag yooyu teg nañ leen loolu mais toujours lu metti li ci mbër yi ndaw yi lay gën a wàcc ko mbër yu mag yi te loolu dañ cee war a bàyyi xel ndax mbër mu ndaw bee gën a sonn mbër mu mag bi mbër mu mag bi lu mu am defet bu làmbam jeexee day dem tourner lekk ay millions mais booy bi ñuy fay ay 500 000 ay 1 million mu wër ne kii li nga koy fay ci la yaakaar te day yor am lim day jël lim yor yëpp def ko ci làmbam bu làmb jeexee muy xaar retour reliquat am pour mun cee faj ay soxlaam amul mbër bu ndaw booy dem ne ko laaj ko sa combat mu ne la lebu ma koo ci dëkk micro dina la leb naa wala jaay naa sama li pour def sama combat waa ki leb jaay ay affaire am mu ngi xalaat bu làmbam jeexee bu reliquat am ñëwee mu faj ci ay borom mun cee defaru kon nag ñu ngi koy ñaanal suñ papa Bira Sène naan mu jéggal ko te xam ne xale la ñun ñëpp tamit xam nga ñu bàyyi xel ci loolu ba ëllëg ak ci biir benn supporter bu fi ñëw di seetaan si sa mbër nga bàyyi xel ni kat siège boo yàq après ci sa kaw mbër lay dal te pour man ki nga bëgg doo ko yàqal ñu gën cee bàyyi xel di profiter en même temps tamit di lancer waale message di nuyu suma ami yi nekk si diaspora bi di féliciter suma raq Bulldozer ndax moom ñoo nekkandoo woon fii doon entraînement vraiment mu doon xale bu am jom xale bu bëgg li muy def xale bu gëm boppam gis nañ keroog làmbam ni mu demee mais man dama ko naan félicitation ñëpp xam nañ ni moo daan di ko ñaanal yàlla na ko ndam di jëkk di ci kanamam yàlla na leer naa ñi nekk ikiri Malika te amaguñ combat yàlla suñu borom defal leen combat ñu am ci ndam sama xarit yi may àndal waa benn baraak armée sama gars yi ñoom booy Malika xam nga gars yi yëpp maa ngi leen di béggee di leen jox seen waay ci waay ak sama beneen copain bi Pulum Junior dafa jógee ci benn victoire moom it maa ngi koy félicité bu baax a baax di nuyu waa salle bi waa club bi maa ngi nuyu club bi yëpp di leen wax ni kontaan nañ di nuyu tamit suñu frère Mohamed ndax gis nañ affaire yi da ciy dem ak yéene quoi vraiment Mohamed naan ko kontaan nañ ci moom vraiment je suis très content
di nuyu tamit suñu coach Azou moom it boobu ba léegi yéen a lay dem depuis mu ngi nekk Europe Bordeaux la ñuy commencé di envoyer message mu ñuy wax yéenam ci Sénégal imaginez koo xamante ne yaa ngi nekk Europe mu ne man sénégalais laa li ma nekk nii dama koo jàng ba maîtriser ko mais xam-xam bi may partagé ak tubaab yi da ngay gis nit ñi dafa nekkoon ci salle di jàngalaate boxe en même temps am ñoo xamante ne dañ koy woo mu ñëw jox leen ay cours bu jékki-jékki ne ma gaan dama fay bàyyi lépp ñëw fii Sénégal investir fii liggéey ma ne ko gaynde est-ce que Europe daaxul mu ne ma pour man xam-xam bi ma yor ma servir ko samay mbokk africain sénégalais moo ma gënal mu des Europe ndax tey jii ñun lépp lu ñuy wër ci talent mu ngi si ñun kon pourquoi pas ñu ñëw imposer ko ñi nga xamante ne tey jii bëgg nañ affaire yi te xamuñ yoon bu ñuy jaar ñu wan leen yoon man depuis daaw bu dul woon Covid bi heure bi fekk na ma dem di bëri ci ndax lijjantiloon nañ ma sama yu bëree bëri vraiment di ko wax ni yéene bi mu am ci ñu sportif yi nekk Sénégal ak yéene bi mu am ci sénégalais yi yàlla na ko suñ borom mottali ndax nit ko am ambition la danaan jóge voyage ñëw tag na ma foo nekk ñëw taal otom fekk ma ba Malika ñu jóge dem Dinia te imaginel koo xamante ne nga jóge Europe lu bëri fii maîtriser woo ko mais bu ñëwee day bàyyi léppam di ànd ak ñun ci entraînement yi nga xam ni kii dafa gëm boppam dafa bëgg li muy def di ko ñaanal lim sumb nii yàlla na ko yeggaleeg jàmm yàlla na ko suñ borom taxawu di nuyu sama gaa yëpp di jégalu waat sama xarit yëpp di baaluwaat ñëpp àq tey baal ñëpp àq naan gaa yi dinaa fooy bar bu léegi-léegi ndax dama leen ameel bor bu jeexee rek jeex na voilà. jaajëf kon noonu la demee bu jeexee rek jeex na fa la ñuy tëjee kon ñuy wax si biir Saint-Louis TV la doon xewee ñëw nañ fii seet si général Malika dégg nga kàddu yi gis ngeen li mu doon jàng ak ki xamante ne mooy Mouhamed ak Azou kon nag ñu ngeen wax si biir si néew rek ci fan yi néew incha allah si biir Saint-Louis TV jërëjëf.